Bonjour, amis internautes de VIP People et VIP Info. Bienvenue dans la revue des titres, les faits les plus marquants dans la une des quotidiens du mercredi 12 août. liñ koy tàmbalee muy yéenekaay bi di Direct News li gën a fës ci xët bu tu yéene bi di Direct News muy centrale thermique ba nekk ca Bargny vilipende et traîné dans la boue muy benn centrale thermique boo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu courant nekk foofu ca Bargny moom la ñuy vilipender traîné ko dans la boue ki ko fësal nag di yéenekaay bi di Direct News suñu jógee foofu dañuy dem ci la campagne d'électricité du Sénégal rétablit la vérité gis ngeen ni fan yi ñu génn yëpp mooy coowal Akilee ak Senelec boobu jàpp leen ci compagnie d'électricité du Sénégal boobu rétablit la vérité et réclame ses 47 milliards à la Senelec maanaam mi ngi laajte ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar kii di Senelec muy li gënoon fees ci seen yéenekaay bi di Direct News suñu jógee foofu dañuy dem ci yéenekaay bi di Walf Quotidien lan la fësal nee na la Senelec reçoit une décharge de 40 milliards maanaam jàppaleen daal fi ñu toll ni Senelec jot na lu toll ci benn décharge bu toll ci ñeent fukki milliards muy loo xamante ni moo gën a fës ci yéenekaay bi di Walf Quotidien suñu sukkandikoo ba tey ci Walf Quotidien rapport d'enquête bi blanchir na kii di Atepa fan yi ñu génn gis ngeen accusation yoo xamante ni kii di Aby Ndour yëkkati woon na ko teg ko ci kaw Pierre Goudiaby Atepa di architecte boobu jàppaleen ni rapport d'enquête bi daal daf ko blanchir ki ko fesal nag di yéenekaay bi di Walf Quotidien ba tey ci Walf Quotidien suñu sukkandikoo ñu ngi xamal ni que citoyens yi daal dañuy masquer seen indiscipline lu waral citoyens yi di masquer seen indiscipline maanaam mooy port de masque obligatoire bi ñu leen imposé maanaam seen reewande bi ñu amoon daal jamono ji ñu ngi koy masquer ak masque yi ñi leen digleel pour ñu takk ko ba tey damay xuus ci yéenekaay bi di L'As Quotidien lu mu gën a fësal nee na alerte rouge nag suñu ko waxee ñi ngi jëm ci wàllu mbas mi di Covid 19 di coronavirus jàpp leen ñi ñaari région yi di Kédougou ak Kaolack daal ñi ngi ci alerte rouge daal dañu jël seen ay matuwaay bu baax a baax respecter mesures de barrière yi suñ ko deful daal yaakaar naa ni dina fa ñaaw trop ndaxte alerte rouge la ñu nekk muy ñaari région yëpp ba tey dañuy dem ci centrale thermique boobu bu Bargny jamono ji ñuy wax ak yéen maanaam jàpp leen ni que mi ngi nekk en marche comme centrale thermique bi nag nekk na en marche kon gëm nañu ko jamono ji ñu toll xuy xamat boo xamante ni ñi ngi koy nemmeeku ci coupure de courant bi war na mën a dakk ginnaaw bi ñu recevoir 40 milliards yoo xamante ni jot nañ ko ci contentieux boobu ñu amoon ki ko fësal nag di L'As Quotidien ba tey L'As Quotidien mi ngi fësal ni que arrêt cité bi nekk fële ca Aynou Mahdi nee nañu muy extension bi nekk foofu ca Kër Massar mooy carrefour des délinquants agresseurs yi daal foofu la ñu fees pëccëxoo fa lëmbee fa di fa def ay ñaawteef yoo xamante ni képp ku fa jaar daal dañ lay sonal di la agressé di la def loolu di la def naka sudul noonu mi ngi xewee foofu ca arrêt cité Aynou Mahdi bi nekk foofu ca Kër Massar muy li L'As fësal ci quotidien ñu jógee foofu dañuy dem ci Tribune Quotidien nag muy yéenekaay des médias boobu ñu ngi xawal Powercom un scandale électrique maanaam jàppaleen daal scandale électrique bi mu ngi continuer de wéy ginnaaw coowal Akilee bi bu mu fesee ba pare jamono ji am na beneen scandale bi ñu gis muy Powercom boo xamante ni mi ngi feeñaat ci digganteem ak Senelec ginnaaw Senelec bu mu waree jox 40 milliards à ses compatriotes muy vérité boo xamante ni démb la feeñ lii di président du tribunal bu nekk Podor dañ ko relever ci ay fonctions am lu ko waral nag l'union des magistrats entre dans une colère noire ndaxte dafa am ay chefs religieux yoo xamante ni daf leen tegoon daan moo tax ñu jëlee ko ci fonction boobu indi ko fii ci Thiès kaay ku ko fesal nag di tribune yéenekaay su ma jógee ci tribune damay demati ba tey ci Source A li mu gën a fesal mooy le domicile de Diagne Fada cité lu tax ñi cité domicile de Diagne Fada ndaxte ay braqueurs ñoo fa dugg ci benn magasin chinois boo xamante ni amoon na fële ci allée Centenaire ba pare bi ñu balancé seen alcoolique présumé bi Diagne en fuite foofu fu ñu ko fekk ñu ngi ko fekk ci domicile u Diagne Fada maanaam ginnaaw ñu braqué woon foofu allée Centenaire ci magasin chinois yi benn présumé bi daal ñu ngi ko fekk foofu ci kër Diagne Fada muy loo xamante ni Source A moo ko fesal ci yéenekaayam tey dañuy sukkandiku ci 47 milliards de CFA yoo xamante ni nee nañu lépp ay kàcc kese la ay nar kese la yoo xamante ni dox na ci diggante Senelec ba tey suñu sukkandikoo ci Source A mi ngi xamal ni que ay mission yu fracassant ak ay poste yoo xamante ni PCA dalal jàmm moom ci fukki fan ak ñaar la mandaam jeex lu ko waral nag ñu ne preuve d'une grosse farce ginnaaw bu mu jógee yëkkati ay kàddu yoo xamante ni daf ko teg ci président de la République moom daal démissionné na muy PCA boo xamante ni moo nekkoon ci hôpital boobu di dalal jàmm ba tey dañuy dem ci quotidien bi di l'info nag li mu gën a fesal nee na les Dakarois pris au piège de la location lu tax mu wax loolu nag da ngeen di dugg ci xëtu yéenekaay bi di l'info daal moo ko fesal ba tey dañuy dem ci Vox Populi lu mu fësal maanaam 16 sénégalais tués à l'étranger en 8 mois suñu jàppee ci juróom-ñetti weer fukki sénégalais ak juróom-benn rey nañ leen foofu ca extérieur lu ko waral nag gis nañu bi ci mujj muy juróomi sénégalais yoo xamante ni faatu nañ ci benn incendie boo xamante ni c'est criminel foofu ca Denver ci États-Unis Diourbel triple le taux de national de
létalité au corona maanaam Diourbel su ngeen jamee jamono ji su doon def ko doublé jamono ji dafa triplé li mu doon am ci corona muy nekk ci xot bi njëkk bi di pop vox populi. su ñu demee ci wàllu njàngale bi jàpp leen 152 candidats ñi ngi leen di xaar pour protocole philo bi maanaam gis ngeen njàng bi nu mu doxee ren ak coronavirus bi ñu suspendre jàng bi dem cours yi jàppañoo jooju après le président joxe waat ndigal pour ñu reprendre cours yi nga xamante ni ñiy def examen donc ñoo koy def jàpp leen ni que daal 152 000 candidats ñi ngi leen di xaar ci épreuve philo yi. dañuy dem ci yéenekaay bi nga xamante ni moom Babacar Dione moo ko jiite muy lii quotidien nag lu mu fesal muy magistrature c'est tard qui allège le juge ñan ñooy alléger le juge nag yaakaar naa ku bëgg a xam lépp da ngay dugg ci sa quotidien bi di lii quotidien moo ko fesal ci yéenekaayam bu tey. suñu jógee ci lii quotidien dañuy dem ci yéenekaay bi nga xamante ni Cheikh Mbacké Guissé moo ko jiite muy libération lu mu gën a fesal maanaam nee na un parfum de représailles nag kan la ko jam baaraamu tuuma da ngeen di dugg ci yéenekaay bi di libération di ngeen ci fekk lépp. lii nag di beneen kawteef boo xamante ni l'exclusif quotidien moo ko fësal man est-ce que jaar naa si wax un DG filmé nu un DG directeur général daal la ñuy filmé nu nag su ngeen ko déggee maanaam mooy ni la sa ndey juree waa DG boobu lan la doon def ba ñu filmé ko nu ak kan moo ko filmé nii lu waral ñu filmé ko nii doy na waar muy kawteef boo xamante ni l'exclusif moom moo ko fësal fii ci yéene kaayam bu tey beneen litige foncier boo xamante ni am na foofu ci commune Grand Dakar les folles du maire Jean Baptiste jàpp leen daal que litige foncier mi ngi am foofu ca Grand Dakar Jean Baptiste nag am na ay folie yoo xamante ni mi ngi koy def ci wàllu suuf si ki ko fësal nag di quotidien bi di l'exclusif suñu jógee ci l'exclusif dañuy dem ci critique lu mu gën a fësal tey ci yéenekaaya mu ne le directeur Moussa Daf s'étonne que cela n'intervienne en 10 jours à la fin de son mandat muy démission boo xamante ni PCA dalal jàmm def na ko ba tey mu ñëwaat ne les VIP se cachent pour mourir lu tax VIP yi di nëbbatu pour dee yaakaar naa ni mooy ragal dem seeti kër docteur comme ni ko docteur bu soo waxee woon suñu jàppee jamono ji ñu toll 238 vies emportées 49 autres ñu ngi ci réanimation la prise en charge domicile montre ses limites maanaam prise en charge bi ñu war a def ci domicile bi dafa am ay limites yoo xamante ni moom lañ koy defee ki ko fésal nag di yéenekaay bi di critique suñu jógee ci critique dañuy dem ci yéenekaay l'observateur lu mu xamal le pays sur une bombe énergétique lu waral pays bi war a nekk sur une bombe énergétique muy coow boo xamante ni dox na ci diggante Senelec ak Akilee muy ay facture 47 milliards de francs yoo xamante ni dañ ko créé ci entre ay marché gré à gré muy benn centrale boo xamante ni mi ngi nekkoon foofu ca Sendou muy 47 milliards daal yoo xamante ni marché gré à gré la entre Senelec ak benn centrale bu nekk foofu ca Sendou ki ko fesal nag di quotidien bi di l'observateur dalal jàmm ba tey l'observateur dellu siwaat nañ ci dans le secret d'une démission qui fait le désordre maanaam démission PCA hôpital dalal jàmm boobu nekk ca Géejawaay daal indi na ay jiixi jaaxa ci boppu doomu aadama yi ba nga xamante ni jaaxal na ñëpp. su ñu demee ci réew mi quotidien lu mu gën a fësal nee na les femmes divorcées ou caga nag maanaam mooy ñoo xamante ni dañuy jaay seen bopp content leur mort de couple lu tax ñu kontaan ci seen mooru couple ku ko bëgg a xam da ngay jënd sa yéenekaay bi di réew mi quotidien maanaam daal femme divorcée ou caga maanaam dit ku tas sëy ba tas moom kooku la ñuy woowee caga maanaam dañu kontaan ci leur mort de couple maanaam seen couple yi dafa mel ni dafa dee daal jamono ji di coronavirus bi taxawee ba tey dañuy dem ci réew mi sport nag ki mu fësal si yéen kaayam muy doomu Bambali bi di Sadio Mané nee na Sadio Mané veut tous les deux la saison prochaine Sadio Mané daal moom la ñu fësal ci seen yéen kaay bi muy doomu Bambali ba nga xamante ni nommé nañ ko meilleur joueur foofu ca championnat Angleterre ba mu nekk ca Liverpool mi ngi ci xët bu njëkk bi di réew mi sport. ba tey suñu sukkandikoo ci suñu làmb nag mi ngi xamal Mbaye Ndewane met en garde Boy Niang 2 waaw Mbaye Ndewane daal mi ngi mettre en garde kii di Boy Niang 2 nee na aucun lutteur n'ose se bagarrer avec Tapha Tine daal amul benn mbër boo xamante ne tey mi ngi ci suuf ñemee nga xeex ak moom ndaxte moom ay tamateem la yor loxoom daal su ko kurpañee dina jël sa kanam bi def ko tamaate ba mu xonq cur kon daal ki ko fësal muy yéenekaay bi di suñu làmb suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di stade mi ngi xamal ni que Paris Saint-Germain va au rendez-vous avec son histoire ce soir jàppaleen daal Paris Saint-Germain war na dem jongante ji mooy demi-finale yi ci Ligue des champions bi xam leen ni Paris Saint-Germain doomu Sénégal boobu di Idrissa Gana Gueye fa lay yëngatoo muy li gën a fës ci quotidien bi di stade jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu leen indilee li gën a fës ci yéenekaay yi di leen jox dig daje ëllëg ci suba incha allahu rabbi fii ak foofu ñi leen di ñaanal ngoonu jàmm ak salaam